ki kenn dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan Serigne El Hadji Mamadou Cissé borom Wadduha borom listixaar bu gaaw bi di la xoolal foo mënti nekk rek gis la ci lu gaaw. jëkkër ak jabar dëkkee ay problème yu dul jeex te xamoo sax fan lay jóge ak lan moo ko waral wala nga bëgg ci garab yu baax yii nga xam ne moom lay joxe yi nga xam ne dina la jàppale lool ci ngóora ba nga yëg sa bopp na mu waxe mën la jàppale lool ci ndoxum siti ba mu deñ ba mu set wecc dawal gaaw lycée Limamoulaye bu Géejawaay mën a jàkkaarloog borom Wadduha numéro téléphone bi di 77 617 70 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadduha.org borom Wadduha njariñ la ci dëkk bi. yéen ñi mbokk internet yi ñuy topp saa su ne fii ci banlieue production comme niñ ko waxee woon tey ñu ngi fii ci stade Ndiarème bu Géejawaay tey nag li fiy xew lan la lu rëy la lan la loolu mooy match bi nga xamante ne bii day am ci diggante artiste comédien yi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk Thiès ñoom ñoo ñëw fekk ci artiste comédien yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Dakar muy initiative boo xamante ne bii lu rafet la ndax aar bi comédie bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon nag bu ñu ñëwee dajee fii tey war a football match boo xamante ne bii match bu rëy lay doon ñuy ñaan yàlla nag tey ndam li que le meilleur gagne parce que ñun amuñu droit far fenn artistes yi nii la de bokk ndey ak baay topp leen ma won leen fi lii xew fii ci stade Ndiarème bu Géejawaay yaa ngeen jëf xooba li ñu lay njëkk a laaj tey ginnaaw bu ñu la nuyoo mooy initiative bi lan ngeen ci jublu. waaw nice rek bu artistes Thiès yi bokk ak artistes Dakar yi ñëw def benn match de football lu nice la et puis lu rafetal diggante artistes ñun benn lañ ñun artistes benn lañu te lii rek wane na ko ñun ñoo bokk fu ñu nekk ñoo lekkandoo ñoo naanandoo war a ñëw léegi football artistes Dakar yi gañ artistes Thiès yi. mais Yankoba fan la far. man Dakar laa supporté Laye Sow dañ koy dóor 2-0. Laye Sow daal da ngeen ko fas yéene dóor. Laye Sow dañ koy dóor 2-0 te dèjà xoo nañ ko ba pare. waaw waaw yëpp woon xooy instant bi toll léegi bon na. ay ci Yves yow nga nekk un acteur boo xam ne boo teewee du ñu ne lu tax nga teew ndax gis nga autorail bu jubee gaar day corné te yow da nga bokk ci milieu bi bu doon natt la daanaka ñaari loxo nga bokk dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi balaa ñu lay laaj dara. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sunu mbokk yi ñuy seetaan yëpp mooy mbokk internet yi di wax ne li dafa rafet tey bu ñu nekkee ci réew boo xamante ne artiste ak artiste dañu ñemente ba fas yéene bokk benn terrain ba fas yéene football donc loolu initiative bu rafet la mu jugee ci Laye Sow ak Séni ak keneen kii donc mu nekk loo xamante ne tey pour man dafay gën a rapprocher les artistes comédiens parce que en général dañ doon faral di wax ne seen milieu dafa xaw a doy waar dañuy moytante concurrence bi fii ku nekk xam nga naan da ngay xeex sa morom donc bu ñu defee loolu rek c'est-à-dire mooy lu rafet la et puis voilà di encourager quand même ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy def donc Dakar ak Thiès benn la victoire bi nekkul mooy li compté mais daje bi football bi nekk benn bokk ndey bokk baay mooy li compté. ziar naa mais maa lay delloo ziar. mais ñoo question bi ma lay njëkk a laaj mooy ñëpp nee nañ lan moo la tere football. non man maa ngi c'est que grand jour du day jékki-jékki rek am nu mu ñëwee yéen seetaan leen match bi jeexagul gis ngeen ma ñëw bu leen jugé gum parce que grand jour daal numéro 10 la te fi mu ne tey ji su ma teelee wane sama bopp cat baaxul te technique bi ma am xam nga dañu gis ne pata la mais ñu ni pata mënta fubal mais dinaa leen ni pata war naa mën a fubal dijee lu garaaw laa wax ne tey laay wane sama bopp waaw moyen bu ma jot nag bu fekkee ne am na nit ñu fi ne rek war naa am moyen ma jot téer yu fi ne bu dee am nañ fi naa am moyen ma jot après loolu initiative bi nii diggante artiste comédien yu Dakar ak yu Thiès nan nga gisee initiative bi. waaw lu rafet la wax dëgg yàlla nekk loo xamante ni dafay boole parce que tey jii lii dafay wane ne rek artistes yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax lii dafay wane ni ñun ñëpp ay gaayen lañ amuñu xaar ma yàlla te lii dafa rafet moom mooy defar diggante yi kon lu rafet la rek ñuy ñaan yàlla musal ñu cat ak saytaane ñu nekk ci jàmm ak ci salaam waaw. ku yor xooy. ku yor xooy. xooy est-ce que du Jean Michel wala gars yi est-ce que du Jean Michel moo yor tumbukaay. ku ñëw far. man Dakar la man ñun Thiès lañuy dajal. mais waa Thiès nee na match bi 3-0 la. waaw dina leer ba ci kanam. li ma lay njëkk a laaj mooy la moo tax footballoo. non damay football ci kanam. damay football deuxième mi-temps laay dugg après léegi. deuxième mi-temps ngay dugg fan Dakar wala Thiès. Dakar ngaa Thiès. mais Dakar tey Thiès daa am ñu bëri ñu daw ñoo xamante ne bii tey Dakar lañ dëkk mais Thiès lañuy football ñu mel ne ñoom Aba. Aba moom wax dëgg moom nit ñi bu ko neexee football Thiès xam nga rek artistes yëpp la. mais est-ce que du yow yaay saraxu gaay. non yàlla tere dama leen a duma tey.
Togo. Togo mi nga xamante ni équipe bu mag la. est-ce que yow doo génnee Saliou Ciss ci équipe bi nga woo Aba. waaw bëgg naa ko mais maa ngi koy négocier mais si ñoom la des quoi. waaw si ñoom la des. yaa ngi yow daal équipe nationale instant da ngaa bëgg a dugal ci comédien yi. waaw mais why not parce que comédiens yi fi mu ne ñoom ñoo yor àdduna ñoo yor réew mi. su ma doon amoon rek indi waxuma la coupe d'Afrique mais coupe du monde laay indi. mais est-ce que Liverpool bàyyi nañ Sadio Mané mu ñëw. waaw dinaa ko am. dinaa ko am waaw dinaa ko am. sori nañ ci négociation yi. waaw yokk Sadio Mané. waaw xaar leen ko waaw. xaar leen ko moom di nga ko am ci ren. si dinaa ko am non ren coupe bi day ñëw. loolu ren di nga koy indi non si day ñëw. mais Aliou Cissé dañuy seetlu yow doo teg tactique nii rek ngay def lu waral loolu. waaw parce que nag loolu la doon laaj. mais bi yoon moom xaar leen dinaa indi lu doy waar. ban classement ngay teg. waaw bon xam nga gars yi dañuy naan man mënewuma 4-4-2 mais bii moom xaar leen 4-4-2 4-4-2 laa indi waaw 4-4-2. vie dugul ci biir terrain bi lan moo waral loolu. waa ñaanu ndey bu nangu rek. ak liggéey bu nangu. parce que kuy football ba doon tey coach bu mag ñu fay la ay milliards ci Liverpool nga rejeté nag équipe bi xam nga ne liggéey bee jaar yoon damay ay résultats yu baax ñu ngi may waaj a dugal de yéen xaar leen. léegi mën nañ lay bàyyi duñ la fi téye léegi gis nañ ne tamit aussi gis nga film yi nga xamante ni fan yi gars yi ñoo ngi koy def. soo xoolee film yi nga xam ne dafa xaw a vulgaire gars yi di ci kaas di si coow scénario yi soit gis nga tamit ni nga xam ne moom lañ koy bindee du am découpage technique du am synopsis du am di kastali boo xoolee tamit casting bi du jaar yoon léegi lan nga mën a wax ci li nga xam loolu en tant que comédien boo xam ne dañ koo formé ndax ku xamul vie moom mooy dégg ñu naan la meles mais ku xam vie dëgg di liggéey ci théâtre sur scène war na xam vie ban formation lañ ko formé parce que du ma fàtte première at bi nga xam ne fa nga génnee muy Agora nga xamante ni seen festival bu mag la si nga njëkk a joué meles yaa ngi avant muy dem li nga xam ne moom mooy si image bi lan ngay wax si film yi léegi. waaw film yi léegi lu may wax rek mooy gars yi revoiraat affaire yi parce que boo waxee ne benn côté bi ñii mer nga wax ne ñee mer kon pour man lan la laaj ñu toogaat waxtaan xool nu ñuy def ba mu jaar kanam parce que liggéey la boo xam ne kenn moomu ko denc ñu ko kër kenn ku ne am nga droit dugg ci nu mu la neexee mais ci li ngay dugg ne da nga ko bëgg pour réussir si lu ma lay conseiller mooy nga jàngi ko parce que loo jàngul moom munoo bokk ci ko jàng nañ ko jàngi parce que bëgg nañ ko te mën nañ ko li ñuy def ñi ngi jeu d'acteur ñi ngi tout nañu jàngi ruq yi des dafa bëri ruq quoi wàññi tamit li askan bi bëggul wala suñu culture bëggul dañ ko éviter di def. est-ce que loolu tey acte boobu nga def bu ñu ko defee ba pare est-ce que nekkul. famille sénégalaise d'abord dafa doon film bi nga xamante ni man sama wàllu bopp sax daf maa yéem man mi ko tourné barki Seydina Mohamed yàlla bu mu egg suñu kër bu tay bi ak bi sama yaay di gaañu daf ma jooyloo dama woo monsieur Ndiaye ma ne ko li nga bind sax xamoo ko parce que tellement que sëgam ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy acteurs yi ñoo koy joué mu duñu jooyloo sàkkantumaak voilà ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy seetaan man nag du ma la ko nëbb man sonn naa trop sonn naa dañ may woo téléphone di ma saaga di ma wax lu nekk mais bon dama way barki alxuraan numéro privé moom dootuma ko wuyooti parce que numéro privé dañ may woo dagal man day ku bon nga voilà bu ñu jaawale personne ak personnage Sénégal day dund film man wallahi xëy damay wax sama aqulaay taala léegi bi ñuy ñëw ci match bi man laa ko doon doog a seetaan dëgg la mais moment bi piqué def jooy waaw waay bilaay daf ma metti non man ci car bi ci oto bi laa ko seetaanee bi may ñëw ki ma toogal maa ngi ko koy wax maa ngi naan ko vraiment man maa ngi doo comprendre li tax sénégalais di ma saaga parce que man mi nga xamante ni man maa def acte bi voilà daf ma metti damay toog di ko seetaan mais affaire daf ma metti barke Seydina Mohamed di ñaanal nag suñu DG Alioune Ndiaye ak soxnaam si Ndeye Awalo damay entraîner damay sport wax dëgg yàlla franchement sportif la damay def sama gars yi xam nañ loolu damay entraîner matin soir franchement parler wallahi azim mais nag xam nga rythme bi soo tollee 45 minutes sans rigueur toog 4 jours nelawoo laa gars yi maa ngi doog a ñibbis dama voyagé woon kon vraiment du loo xam ne coono la benn coono bi quoi sonn naa mais du coono ñàkk condition am naa tuuti condition gis ngeen jox leçon la nouvelle génération maanaam ngeen booloo doon benn lan moo war a initiative boobu waaw initiative bi dafa rafet quoi parce que artistes yi tey bi ñuy dugg terrain xam loo leen wax tey ay comédien nekk ay joueurs fi nekk mu nekk affaire bu nice dëgg la bi ñu defee loo pare après woo ñu ñun ñu ñëw jàpp ci dëgg la mënuñu def loolu jàpp topp seen ginnaaw épaulé leen dëgg la lan moo tax ngeen ñëw ba Guédiawaye footballé ko fi waaw parce que ñoom fii lañ dëkk dëgg la Kéba fii la defe naa su ma juumul Séni tamit soriwu fi Séni waaw ñoo bokk waaw moo tax ñu ñëw ba fii def ko peut être suma fils la waaw beneen yoon peut être bu ñu koy def mën nañu ko def amitié mën nañu ko def feneen foo xamee ni peut être Ndar wala Thiès wala demee noonu dëgg la mais yaakaar naa bii di ñëwaat Thiès ngeen di dem waaw parce que année bu amee foog retour am dëgg la mais nag bu yeboo ngeen góorgóorlu de match bi xaw na waaw non comprendre ma woon nag comprendre damaa gëj a waaxu ba ñax sax waaw man dama naa amul lu dul Thiès bi ma jógoo Pikine Thiès laa dem damaa dem Thiès ñu sekk ñëpp jàmm ñu def ma ni seen bopp
ma am fa loo xam ni gëm naa ne am na ñoo xam ne fa lañ nekkoon yàgg fa tax amuñu ko fa ma sekk ak ñëpp jàmm loolu laa am Thiès daal ñëpp samay mag lañ ñii samay rak ñii samay gaañ lañ daal. waaw yéeli taxaw na de. non dama ko liggéey yow. yéeli liggéey la. ñamal xool. mais gis naa ni nag mënoo leen waa Dakar dafa mel ni xar fa xuufa bi la waa Thiès. dégg naa ay bal ñu door ko ci camp yi mu dugg nga ni xar fa xuufa. dégg naa waa Thiès dañu ñeme. damaa gis bal bu dawal boppam ba dugal boppam. mais tamit. wax dëgg yàlla tam am na benn xar fa xuufa boo xam ne boo ko defee gars yi dañ naan yàcc ni yasar ñun loolu la ñu gis. kon nag yàcc ni yasar. Alaaji Dërëm dañuy des li nga xamante ni moom mooy si projet bi nga nekkoon ki su mel na Ndeye Ndiaye ak Fatou Kiné bu ngeen dajee. waaw wax yi lay wax macha allah ay da nga ñaaw ak yëpp day loolu ciy dundee. waaw non mbégte xam nga man yàlla bind na ma ba pare mënuma changer sama bopp nii ma yàlla def bind na ma ba pare am naa soxna su rafet macha allah am naa soxna su rafet bu ñuy jouer ak Fatou Kiné ak Ndeye Ndiaye yooyu ñuy wax yëpp yu ci bëri maa naan leen dee leen ma ko wax parce que man su ñuy tudd sama ñaawaay ak ni ma mel man damay gën a mën a jouer ñoom it dañuy gën a mën a jouer parce que man loolu dérangé wu ma comprendre nga dérangé wu ma de góor laa maa ngi liggéey maa ngi yor sama njaboot comprendre nga loolu fierté laa ci am ak mbégte man bu may jéeg yow te doo tudd sama ñaawee dama lay mere damay bëgg nga koy tudd sama xol bi di bég. te yow sonn nga trop ci initiative bi pour lii am yow ku mel ne Père Mbaye. waaw mais lii mooy yoon ñun ñëpp benn lañu après ñooy àndandoo ñooy defandoo lépp. merci beaucoup ñu ne yow nekkoo fi lu dul xon waa Dakar. waaw man maa yor xon yi maa ngi def lu ma saf tey waa Dakar gisaguñu dara nee naa leen sànq fee 22-1 dinañ ko gis. 22-1 góol bi moom am na problème quoi yii nii dina prolongé ba yii wut këbali diw ko ko. loolu gën a mënuwul lan. këbali ancien frotté la këbali. Aba sa diggante ak comédien yi lan la en tant que humoriste bu am talent mën li muy def xam technique. waaw mais c'est une famille. c'est une famille on est une famille donc balaa ngay dem di def nit ñi ñu reetaan ñu wane ni ñun ànd nañu benn lañu et puis ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que ñooy reetaan loo nit ñi balaa nit ñi di ree ñun ñu ree ba pare loolu rek la. mais baa xam nga bis ni ki tey génne naa la yëmbal. non yëmbal Thiès la gën a jege que Dakar nag. muy kër ga bu baax a baax a baax. et puis mu ngi si daan match bi en direct waaw. mais tey nag dafa mel ne seen trafiquant de personnalité daa bëri parce que parfois ñi nga xam ne bokkuñu ci biir match bi dañuy jékki gis ñu dugg door bal. xam nga loolu ay sos la yoo xam ne waa Dakar ñoo ko teg pour mu leer nañ ñun defuñu benn trafiquant de personnalité 10 ñooy fuwal ak góol gi muy 11 loolu lañ leen dóoree. mais ñu gis arbitre bu génnee rouge dugalaat ko. arbitre ku mu génnee rouge mais seen joueur la seen la rouge. non góolu Thiès. non seen lañu rouge. waaw mais waa Dakar a ngi mer nag waa Dakar a ngi mer ñu ngi ñuy dàq. ñu gis tey balaa ñuy ñëw ci match bi initiative bu rafet boo xam ne Dakar ak Thiès artistes comédiens yi def nañ ko tey muy lu rafet. di montrer waa adduna bi la pour que ñu xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay muy comédien bi nekk Dakar Kaolack Fatick ñëpp parce que fii yaa ngi fi gis ñoo xamante ne dañoo wax Thiès mais am na ñoo xamante ne dëkkuñu sax Thiès te ñëw nañ ñu booloo c'est juste que ni pour montrer que ni art bi ñun ñoo ko moom te ñun ñoo ko mën a téye ñoo ko mën a defar ba mu nice c'est juste que ni loolu kese la di ko rafetlu bu baax a baax a baax. mais mu mel ne Thiès moo mën a 2-0 actuellement te ñu bëri duggaguñu ci waa Thiès. 2 mi-temps 4 mu tas. mais loolu ñaaw na tamit de. loolu rafet na di temps xale la loolu yàgg na ci football 2 mi-temps 4 mu tas rek. xanaa waa Thiès dañ doon football match gañ si xaalis. non c'est juste que ni ñun yooyu ba ci boo xoolee sax waa Dakar la ñuy football nga xam ni artistes comédiens yi ñëpp ay sportifs lañ. surtout yéen acteurs culturels yi aussi tamit ngeen toog ak Sénégalais yi wax leen carrément leen ngeen bëgg a def parce que Sénégalais yi comprendre lu. waaw loolu mooy yoon parce que dañu war a xam dëgg-dëgg loolu mooy théâtre te ngir ñu xam ko lu ni mel da ci am solo parce que ñu ngi lay won benn exemple mooy jël nañu comédiens yi nekk Dakar ak yi nekk Thiès boole leen pour ñuy football loolu da lay wane ne am na lu ñuy indi di ko leeral di ko firndeel pour nit ñi mën ko comprendre su mbooloo boobu demee ba dajaloo bañ nekk benn say dañuy génnaatee noonu ni ñuy fubalee tey wax ak askan wi yow kenn ku ci nekk fa nga toog mu mën la leer ne li mooy théâtre li mooy téléfilm li mooy cinéma loolu mooy sunu objectif aja jërëjëf. donc ku ne xam ne ni ñii di fubal tey dañoo bokk ci Sénégal te ñun ñëpp ñoo bokk culture bi donc ñoom bu ñu def seen match muy artiste comédiens yi nekk Thiès ak Dakar yëkkati seen téléphone woo ma dama Siri Diop dañuy def match rawatina ñu ne ma biir géejawaay te man ku ne xam ne ne aw ma lu dul géejawaay ku ne xam ne ni fi ma sama carrière xaaj bi yëpp sama njëlbeen xaaj bi yëpp géejawaay la donc bu ñu def match bu toll nii ngay toog lu yàgg parfois waa géejawaay duñu la gis ndax li ngay nekk sa studio yi di liggéey ngir bëggal leen bu ñu amee opportunité la pour nga génn wan leen ni seen doom seen xarit xama day ñëw envers vous comme ñoom ni ñu ñëwee envers moi quoi looloo quoi dëgg la mais si fu mu far day tëggee njaaxaan
wala fu mu far. waaw mais xam nga nag Tiwaawan moom. ku ne non kon est-ce que du ma fubal Thiès. mais damay fubal Thiès tuuti. dugg Dakar nag nga xool ndax waa Tiwaawan liñ ma defaree ba sottal ba ñaanal ma. après bi ma ñëwee Dakar rek day ñëw mënoon nañ maa résister mais dañ maa accepté donc sotti ci la ak def ci ndax Thiès Dakar benn lañu Thiès que nu mu tudd Tiwaawan lépp benn la tey daal culture moo fi feeñ te gis naa tey jii bu ma ñëwee gis Géejawaay ñëpp génn dama kontaan ndax ñun amuñu lu dul banlieue. alors merci beaucoup Sidi. kontaan naa dem démb noo gisee Ndaba Jolle. macha allah tëj nga fa. kenn du yow kenn du yow kenn du yow Sidi. maa lay dellu démb dañoo gis ki nga xam ne moom mooy Abiba. waaw ñu invité ko DTV. mu wax ci yow benn wax boo xamante wax bu am solo la. ñu laaj ko son wu Sidi Diop bi ban son moo la ci gën a marqué moom Abiba mu ne son wu Sidi Diop bi ma gën a marqué son boobu si jëm boppam génneegu ko son bi man maa toog ma déglu ko sa diggante ak Abiba ma bëggoon xam lan la. waaw Abi suma rakk la suma xarit la suma lépp la donc dama koy ñaanal yàlla jàmm daa baax rek ni mu mel ci man noonu laa mel ci moom suma xarit la te ñoo bokk yaay man ak moom ñoo bokk yaay ñoo bokk papa daf maa bëgg te man maa ko raw te wax na dëgg ndaxte am na chance bu defee dara daf ma koy tegal ma déglu mais man tamit su ma defee dara parfois dama koy woo ne ko rakk kaay déglu suma xarit la suma seex la. ndax Sidi Diop mën na football. aja ñu dem ngeen xool football kenn mënuñu cee gagné. waaw loolu moom Ndiaye man moom sa football kenn dootu ko naatable parce que seetaan naa la. kaar bul catu kaar ñaari yoon. léegi Cheikh lan la su duggee damay dem football ji fii. soo duggee lan nga bëgg a def. damay dugal ñaari bi. soo duggee ñan nga bëgg a def soo duggee loo bëgg a def Cheikh soo duggee loo bëgg a def. damay dugal ñaari bi damay am ñaari corner dugal ko. te ñoom duñu dugal. waaw parce que kii daf maa tëkku. kii. aussi gis nañu aussi grand Cheikh Sénégalais yi dañ laa bëggal seen bopp. sopp la lool. gis nañ ne boobu léegi soit. gën nañ ko seetaan. ñoom Cheikh Ndiaye ci lan lañ nekk waa Soleil Levant. xam nga defarul rek. xam nga Soleil Levant daf fi nekk pour askan bi. te askan bi boo fi nekkee pour ñoom waroo leen fontoo waroo leen a yàpp da ngaa war a liggéey boo defee 52 épisodes rafet na nga arrière defaruwaat ngir bëggal askan bi ñu ngi waaj a ñëwaat incha allahu rabbi maa ngi jox rendez-vous askan bi yëpp après Magal Touba après juste Magal Touba bi incha allahu deuxième saison choix dafay ñëw day gën a tàng. seen ngënte bi ngeen defoon grand théâtre nga def théâtre sur scène. seen pièce boobu noonu. yéen a ngi pare pour defaat ko. waaw théâtre sur scène moom la ñu jàngee théâtre ñun. loolu xam naa ci dara sur scène la ñu jàngee théâtre. voilà donc sur scène moom duñ ko bàyyi mukk. waaw dañ ciy dellu si waat xam nga rek ak jamono ji corona beeg yooyu yëpp di ñaan yàlla mu musal ñu donc moom la ñuy ñaan suñu borom teggi ko ñu jëlaat grand théâtre bégalaat doomu aadama yi. lu mel nii lan la mën a jur entre Dakar ak Thiès. waaw mais li day wane ne même bu dee ay concurrent la ñu dañuy fay def concurrence bu seen ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi liggéey bi de aar bi ñoo ko bokk bu doole yi àndee rek xel yi ànd ñu bokk fu ñu jëm xàccandoo dóorandoo aar bi mooy ëpp doole rek mooy gën a am doole c'est l'art qui gagne en fait donc c'est ça waaw. ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi nii rek ci match bi nga xam ne mooy match artiste comédien Dakar yi ak artiste comédien Thiès noo gisee maa ngi nii rek sant yàlla rek. noo gisee match bi. waaw ñu ngi nii rek. noo sentir match bi. waaw sentiment rek bilaay waaw waa Thiès moom du yoon quoi du yoon affaire du yoon ñuy jaxase nii quoi. waa Thiès ma ne waa Dakar 2-0 yow noonu nga gisee match bi. yow waa Thiès ma ne wuñ bàyyi sa dof lu gii yéen da ngeen a xoo ba pare indaale Aba. Balier production. waaw produire rek. non garaaw Thiès laa far. Madior lu la dugal foofu. non Thiès ma ne. non Madior waxuma loolu de. lan moo la dugal Thiès yow ba léegi Thiès li mu mane moo tax nga far Thiès. li tax ma ne Thiès laa far artiste yi Dakar ak Thiès yëpp benn lañ. waaw loolu am na. waaw kay. waaw loolu am na. moo tax ma ne man Thiès laa far. mais ñu ngi lay ziar. doole ziar bi yokku tax nga dem nga ne Thiès nga far. waaw man moom Madior moom bëgguma defeen moom ndax ma tënkee laa dëkk. dama def football. non dan maa xoo. ku la xoo. Baye. Baye moo la xoo. barki Rasulu laay Baye moo ma xoo. wër na yàlla sama maara wax na ma ko wër na yàlla. waaw wax na ma ko. Baye la Baye mooy. mu ne Baye moo ma xoo mais garaaw. nga xam ne yow boo duggoon da ngay dugal 3 bi yow. ka man mi waaw wala. kii moom ndeysaan yow moom sa xel baaxul yow sa xel baaxul. kon boo duggoon doo dugal. ah kay. mais dugal. waaw loolu la la wax. damay dugg ah loo nga wax kon. dégguma la. dugal na 4e bi. Aba dugal na 4e bi Baye gaa yaa ngi noonu numéro 4 la Aba dugal 4e bi yow a ngi noonu di daw di ñëw ah max bi métti na tey Baye ngi nii Baye ngi rey boppam ah max bi métti na ñamax moo ko téye ah
papa ñu gis ne instant yi nii dañ leen a dóor li nga xamante ni moom mooy 3-0 papa lan moo waral tey 3-0 en tant que kët soo yàggee kët see ñu gagné. waaw dafa mel ni gars yi dañu xaw a mën tey de waaw bon lii xam lan moo feeñ waa Thiès dañu am équipe te ñun ay individualité lañu am est-ce que dégg nga ma waa Thiès équipe lañu am ñun individualité donc forcément loolu moo tax day xaw a métti tu vois donc boo ko gisee waa Thiès ni ñuy football tu sens que c'est un système ils sont en 4-3-3 mais ñun waa Dakar am nañu ay individualité mais amuñu ay joueurs ay équipe daal bon loolu moom moo feeñ donc tey équipe la ñu wax benn nit kese mënu ko régler quoi malheureusement loolu ñu xaw a mën a nekk quoi. avant no stress gis mu mel ni waa Thiès dañoo am équipe dañoo mën a football moom mu dëkk Dakar dañ football li nga xam ne moo di Thiès. mais loolu yëpp ndam la xaritoo gu wéy na parce que Aba ak Laye Sow ay xaritu benn bakkan lañ ñooy am tout le temps donc loolu day rafet rek day rafet parce que ñun ñii bu ñu paree ñoom waa Thiès ñëw nañ mais ñun ñoo leen jox akay leen ñu reer ensemble ñëw football donc kooku jógee Dakar dem football Thiès loolu du dara parce que ñu fi gis ñoo xamante ni buñ dëkkoon Thiès bëgg football Dakar dañ leen di bàyyi ñu football. mais comme ko soppee li ngay waxee yow dafa mel ni xoo bon xoo yi dina ma jàpp parce que xam naa bi ma reeree pare ba yëlbatiku nii non xam naa sama côté bii ngelaw bi doon jaar mooy 3 buts yi booy waa Thiès yàlla nañ suñu àq dal kenn ku nekk ak ay projet yu mu indi kenn ku nekk ak xalaat yu mu indi ci suba ba léegi ñu ngi naan ma soxla naa la ci lii man ma naan ñeneen ñi soxla naa leen ci lee donc benn la donc histoire de raffermir les liens la mais histoire de linker des projets pour kenn ku nekk mën a jëriñ moroomam et looloo ci ëpp solo match bi ambiance la rythme la mais projet yi topp di ngeen ko gisal seen bopp inchallah le mot de la fin avec la nouvelle génération ñi nga xamante ni ñoo bëgg a mel ni yéen jàpp te woo bàyyi rek jàng métier mi métier bu mokkul doon noonu borom bala ngay duggati jàppal ma ngay dem jàppal pàdd na ko ay football bi soppeeku na tulli bal nga dëkkee tulli bal yéen xanaa seetaan na match bi de tulli ma de maa ngi doon góorgóorlu di daw tey daa benn nekk en forme non pourtant góorgóorlu nañ sax de juste que xam nga rek sunu organisation bi sunu taxawaay moo baaxul woon parce que boo bëggee football ak bon peut-être ñoo xam ne ils ont pas l'habitude de jouer au football day xaw a métti quoi donc du coup loolu la jéem nañ góorgóorlu gars yi mën a ñëw mais nañ xam ni que dina am retour quoi tey nga nekk acteur boo xam ne sénégalais ñu bëri bëgg nañ la ndax nee naa la sa personnage ñu bëri tàmm nañ ko miin nañ ko ci facette yu bëri ku la xool xam ne Jules César dafa ak ki nga xam ne moom moo di polyvalent ak tey nga jóge ci benn série boo xam ne ñëpp la bëgg ñëpp ko bëgg ñëpp la marqué muy impact looy wax ci loolu bon impact benn projet la woon boo xam ne man ci boppam daf ma neexoon histoire bi pas personnage bi mais histoire bi ci boppam parce que dafa nekk histoire boo xam ne dafa riche donc ça parle de famille ça parle de culture ça parle de politique ba pare day jéggi frontière parce que nekkul Sénégal kese concerne na yeneen dëkk yi comme Côte d'Ivoire Gabon yooyu yëpp donc mu nekkoon benn projet boo xam ne sawaroon naa bokk ci sawaroon naa aussi joxe le meilleur de moi-même bien vrai que bon xaw naa kii naa góorgóorlu naa mais quand même ñu ngi doon xaar lu gënoon a kii te xam naa ni saison 2 bi incha allah dina gën a kawe quoi incha allah. mais sa couple ak Jessica sénégalais yëpp dañ ko bëggoon ñi naan dëgg la ñi ngi génn pour de vrai ñi naan loolu rek la yow yaa ngi toog ku mu nekk ceew nii nataal looy wax ci loolu ah di leen wax ni que xam nga ku ci nekk ak gëm-gëmam ku ci nekk ak lim gis rek bu fekkee da ngeen gis ni que maa ngi moom ñoo nekk ensemble jàpp leen loolu boo leen gisul ni maa ngi moom nekkuñu ensemble jàpp leen loolu mu jeex. sénégalais yéene wuñ la ko quand même. non dañ ma ko yéene nag yéene nañ ma ko gars yi yéene nañ ma ko baax parce que tout le temps loolu lañ may wax jëlal boy bi jëlal xale bi seen couple dafa nice xam nga jàppal bàyyi xam naa ni yéene nañ ma ko te yéene bu rafet la ñu am yéene bu baax la ñu am. parfois doo koy gëstu sax fàtte séeréer. non man mooy loolu man Baye Fall laa man polyvalence rek. polygamie laay signé. marié ou célibataire. looy xaar. non daa jotagul rek. war ngaa mën a jël Jessica. pourquoi pas mën na ne mën naa jël Jessica comme mën naa jël keneen ak keneen àdduna la rek ñëpp xaj nañ ci jigéen dañoo bari dañu leen di suturaal rek. mais ci biir loolu tey jamono ji impact yi jeex na. yaa ngi toogaat di xaar est-ce que mën nañu xaar d'autres projets ki nga xam ne moo di Jules César. waaw projet yaa ngi ñëw ñi ngi tourné man bientôt dinaa commencé waat incha allah tournage donc xaar leen rek projet yaa ngi ñëw dina gën a neex di ngeen gis yeneen facettes et puis voilà. waaw ngeen ñaanal ma rek. léegi mariage bi ñëw. non bon waaw ça dépend mariage mën na ñëw léegi comme mën na xaar ça dépend rek bu ko yàlla tuddee rek moom dinañ marié bu soobee yàlla bu ko yàlla tudd nag duñ marié wu. merci beaucoup vraiment. ok je vous en prie. ñu gis yéen waa Dakar tey ngeen takk woon ba mel ne naanaa mais dafa mel ne waa Thiès dañoo doxantu seen kaw de. waaw wax dëgg yàlla xam nga nag lii moom duñu ne guleet ci sunu digganteeg ñoom. voilà chaque année bu ñu ñëwee def ñu ko mais nag teewul mbégte lay doon ndax aar bi ba tey teewul ñoo gagné. takku nañ def nañ lu ñu mën ñëw nañ ñu teral leen ñoom tamit war nañoo am kersa tuuti nag ndax nga ñëw nit dalal la jox la nga lekk jox la nga naan
naan te heure balaa ngaa ñibbi defal leen bagage doog a ñibbi. sànq Soso nee na ma waa Dakar dañoo yaakaar ne défaite mooy victoire quoi. non man sama xol bi métti na ci lamiñu Cheikh Ndiaye rek mën nañoo jàpp Cheikh Ndiaye bàyyi ñu. est-ce que beneen yoon waa Dakar duñ jël jigéen ñi. lépp Aba la nag. lépp Aba la Aba moo fubal Thiès dugal bii non. ñaar la dugal. Aba boo nekkul woon sama doomu papa tey jii dina métti ci yow trop te tàng mais nag ak cant rek la bég nañ frère. waaw dama kontaan parce que tu vois li day wane que ñun ñëpp benn lañu. qu'on est une famille. que dañu war a mën a jàppalante suñu biir. dégg nga ak bon. warul yem fii daal war nañ ci mën a créer ay groupe def ci ay affaires yu ko xamante ne tu vois day weesu fii parce que ñun ñëpp benn lañu voilà loolu la am lu mu ciy wax franchement. tey dañoo gëjoon gisee festival moo ñu daan boole. waaw gis nga. moo tax tey gis nga tribune bi ni mu mel. gis nga tey fees dell ambiance bi voilà. ñëw di seetaan loolu. ndax mooy loolu. gëj a gisante bi ñu gëjee woon. namante bi suñu biir tey lan ngay wax ci loolu. waaw mais mooy li ma wax léegi rek parce que lii dafa nice. dégg nga te lii warul di gëj di am. gars yaa ngi préparé retour bi. dégg nga war nañ ko mën a di génnee di ko yóbbu ay Kaolack di ko yóbbu ay Kaolack di ko yóbbu ay Tamba. parce que ñoom si lañ bokk. mais Madior waa Thiès ñu ne waa Dakar ñoom dañoo tàmmu defet ba léegi moom defet daanaka dootul gën ñëw sëf dañ ñëw sëf man damaa néew fu mu nekk nii sama lépp a néew lépp a néew yow xon yow est-ce que du kunkaane moo leen waroon a ñaanal mu daw dem ko benn affaire bu xonk yow mi non man Dakar laa far ah Dakar nga far ah comme dama la jaawale mu ngi waajal la non Abou ak Martin du benn quoi. waaw mais Abou rôle Abou. non ki taxaw personnage Abou la ñu xam. waaw d'accord loolu c'est vrai aussi tamit nag quoi waaw. Abou lu tax mu dangereux lan moo tax rôle bi nga xam ne moom la daal di incarné ci Karma sénégalais ñu bëri dañ ko daal di mere lu waral nag mooy trafiquant de personnalité nga parce que da nga joué mbaax dem ba ci biir dóor sa jabar Ndeye Marie. non Virginie du Marie. non c'est que demeewul noonu xam nga rek boo takkee sa jabar andi ko si kër. yéen ñaar ngeen nekk am benn instant day dem benn instant nga koy sant dara mu bañ wala mu lay tàggu si yenn affaire yoo xam ne doo ko accepté da ngay dem benn instant da ngay soxor quoi da ngay nekk di venger wu parce que da ngay bëgg yow si lu mu nekk si lu loo ko tere bu bàyyi loo ko digal mu def ko quoi. mais au début tu n'étais pas comme ça. waaw parce que dama ko bëgg dama ko noboon. d'accord mais deuxième saison du Waajal. sénégalais nag di ko xaar avec impatience ñu bëri nag ñu ngi toog di ko yàqamti ko loolu. ok tey lan nga mën a wax ci deuxième saison Karma. deuxième saison bi. incha allah bi yeboo ngeen xaar lu nar a doy waar la lu toj. li ci Abou di waajal. non surprise la. waaw Abou moom tout cool. d'accord jamono ji cinéma sénégalais daal di sooxe ndax bëri na coow bëri na li nga xam ne moom la sénégalais di xultu muy que ni série yi nga xam ne nag damay jaar ci digg bi muy Evenprod série bi mu def di infidèle sénégalais nee nañ bokk ci suñu culture ñu bëri di ko ŋaañ yow en tant que acteur est-ce que rôle yooyu nga xam ne acteurs yi ñu ngi koy joué war nañ ko def. mais xam nga ni ku nekk sa xalaat peut-être ñoom dañoo xalaat ne lu bon la mais nekkul lu bon ñun tant que ñu ngi joué suñu cër nekkul si biti rek defuñu lu bon xam nga nit buy joué benn affaire scène bi gisoo ay cëram. non moitié cër ay tànk non ay tànk la. ay tànk la mais xam nga ak nit ku nekk sa xalaat ak nit ku nekk li ngay doxee ak nit ku nekk yow li ngay joué quoi peut-être noonu la mën demee mu joué ko noonu mais man loolu aw ma si dara lu ma si wax parce que Sénégal daal mu ngi noonu rek kenn mënu fa def. tey Abou boo ko joué loolu borom ñaari tur yi wala nga joué loo ko loolu kuy violé ni daf koy daal di. borom ñaari tur tout sauf ça. d'accord. tout sauf ça mën naa joué rôle yëpp ba mu des boobu. de question de non parce que du ma ko joué waaw. waaw mais xawut a soriante li nga xam ne moo di rôle prostitution parce que ci biir boo gisee série infidèle yi ci ñoom leen ak ay consort di incarné loolu la soriwul ak lële. mais loolu laa expliqué nee naa la ñooñu du noonu moom lañ mel. d'accord am na ñoo xam ne ñu ngi ko mel si dëkk bi ñooñu la ñuy yee. am na ñoo xamante ni ñu ngi toog seen biir kër yi di ko def sans ñu génn. yaa may dégg tey ñooñu la ñuy sulli seen i affaire parce que nit ñi ñoo comprendre ñun dañuy ñëw pour jouer pour di yee nit ñi pour nit ñi di bàyyi xel ne lii du lu baax mais nit ñi duñ ko di jëlee foofu dañuy ñëw foog ne dañuy yàq réew mi te fekk noonu dañuy ñëw di yeete waaw bu ñuy yeete. trouve normal Léna en tant que jigéen nga war a sëy war a am njaboot ngay jouer yenn rôle yi ci télé bi ba pare di génne ay string. Léna xam naa ko bu baax melul noonu jigéen bu cool la jigéen bu am responsable la gëm boppam xam boppam scénario la dañ ko jox bu joué ko da koy joué actrice la mais bu ko gars yi jàppee ne Léna beneen tour lañ ko jox bañ ko beneen tour moom lañ ko jox kon kooku dafa ñëw pour jouer scène bi après jeex na. d'accord
Abou tey mën nañ ko xaaraat ci beneen maison de production wala ci beneen série bu def à part Karma. waaw man damay job rek man sama liggéey la ku ma woo pour ma jouer xam laay bañ dugg si lu ñàkk fayda mais lépp lu am ful la loo xam ne daf may avancer loo si laa dem bëgguma lu may annulé jamais. D'accord. waaw merci beaucoup vraiment. am lañ jàmm kontaan naa si. Thiès Dakar benn la te ku ne xam na ni man aussi je suis de Tivaouane. donc Tivaouane fa laa duggee école fa laa defee lu bari bu ma ñëwee nag waa Thiès ne ma il faut nga jaar ñëw ci ñun. benn la parce que Thiès ak Dakar benn la loolu moo am solo. tey jii du Thiès ak Dakar ñoo doon football Sénégal ñoo doon football. parce que les artistes comédiens ñun xam nga yàgg nañ ñoo bégal daal. commencé ko ci suñu ñoom papa yi ba ci génération bu bees bi tey ku xool ñu doon football ñëpp xam ni jàmm rek mooy njëkk jàmm rek mooy mujj sama frère Aba ma ñëw gis ne mu jël capitaine am jox ma ko nga xam ni ñun ñoo bokk ndey ñoo bàkk baay. Sidi wax ji du foofu xam nga Aba dafa ne dañ ko may terrain Thiès Sidi lan la am Thiès ba tax mu war waa Dakar. man mii sax dama am terrain Thiès. mais man mii sax dama am terrain Thiès ah. gis nañ nga def benn transversal jaagu baas la wala jaabira. non Naba Jolle la. Naba Jolle la moo xew temps yi. moo génn ci semaine bi. waaye dóor yu métti sax. daal xam ne dóor yu métti. waaw mais lii tamit waxoon naa la ko. mais son noo xam lan la. Dakar daf bëri jour. classement bi rek la. classement mais wala retour am na biir Thiès mooy daal. waaw Mass mais leen dóor leen mooy Mass tamit. dafa ñaaw ñaaw na trop. kay way ak seen wax bëri ñi tax rajo yi nii garaawul copain maa lay ziar waaw Mass maa ngi lay ziar bu baax sant yàlla baax mais comme li ñu ko waxee artistes yëpp booloo tey dajaloo fii kaf foore ñu ne procès yi moo gën a bëri sax match bi parce que match bi kaf la mais daanaka fii ay procès yu bëri dañ fiy juddoo effectivement parce que ñun lii lañ si bëggoon ñu wax li ñoo fait la force ñu artistes yi ñëpp benn la war na Sénégal dëkk du bëri stress genre Mali nga regroupé artistes yëpp ñëw faire la te tey macha allah la fête était belle mais nag may waa Thiès door nañu waa kii dóor yu métti mais mu mel ne gars yi Mass moom dafa mel ne koor ba koor rek lañ koy gis waaw koor ba koor laay ñëw mais am na yeneen mi ngi ñëw waaw tey noo gisee théâtre Sénégal actuellement fu mu dool ak coow li ni mu bëri ak yeneen téléfilm yi nga xam ne génn na fan yi coow li bëri ci trop waaw mais loolu nag mënul ñàkk xam nga des fois ndeysaan pour ñu mën ko canaliser moo nekk problème bi ça comprendre juste que ñëpp a bëgg a dugg ci art te xamuñu ne art pour jàngat la pas pour yàq waaw loolu la woon pour wax la gars yi bëgg naa trop jaa ngeen jëf yéen ñi abonné Banlieue Production bul fàtte cloche bi suuf pour jot notification bu la vidéo bi neexee ba